jërë ngeen jëf rafetlu seen àndandoog rajo Futur Média fanweeri simili moom moo bootu ci ñeenti waxtu dal leen ak jàmm ci xibaar yi. Serigne Abdourahmane Fall ci la soxnaam ak bëkk néegam ñàkk seen bakkan ci ab l'accident boo xam ne nii am na ci yoonu Xombol dañ ci ànd ak Cheikh Anta Diop ci biir xibaar yi. ab kaabu coronavirus bu ñuy lam-lamee ca Louga ca institut Pasteur bu Ndakaaru fi la ñu indi lii di prélèvement yi ngir saytu ga lii di dëkk bi di Ndakaaru di Dakar ville samp nañ fi ab comité de veille et d'alerte jëm ci wàllug xeex lépp lu jëm ci wàllu coronavirus ni ki tey lañ ko xamle ci teewaayug préfet di sous-préfet bu Dakar Plateau di Djibi Diallo dañ ci ànd ak Aïssatou Faye Bodian tàggat yaram dañ ci ànd ak Abdou Diouf Junior yoonu tool ak Mamadou Amar Ndione li ci yéene kaay yi moom mooy ndar képp xibaar yi dal leen ak jàmm. Amady Ndiaye moom moo nekk ci machine bi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Serigne Abdourahmane Fall ci la nekk Serigne bu bak jëm ci wàllug askanu naar soxnaam ak bëkk néegam ñàkk nañ seen bakkan ci ab l'accident boo xam ne nii am na ci autoroute à péage bi fa tolloog lii di Xombol mu nekk loo xam ne nii ni ki sànq la ñu ko yëkk leeral yi dañuy dem ba Thiès fekki fa Cheikh Anta Diop. di accident bu metti ñaar ñàkk ci seen bakkan kenn am ci ay gaañu-gaañu yu méttee métti ñeneen ñi amit ay gaañu-gaañu Serigne Abdourahmane Fall Tilala ci accident bi la ñàkk bakkanam soxnaam si nag am si ay gaañu-gaañu yu métti ba jamono yi nag ñi ngi leen di rawale si centre de santé bu Xombol ñi nga xamante ni ñoom ñooy sapeur pompier yi nga xamante ni ñoom ñoo jógee ci Xombol ak Thiès dikkoon nag doon leen wallu 4x4 bi nag marque Escalade la ñu ngi ko immatriculé DK 1084 BB commandant brigade sapeur pompier bu Xombol di Omar Diop di sàkku nag ci chauffeur si ñuy daw ndànk ndaxte nee nañ tali bi di autoroute Ila Touba bi daanaka dafa liis lool ba tax na nag chauffeur si nag du ñu faral di daw ndànk ñu ngi sàkku nag ci chauffeur si ci màggal gi nga xamante ni moom la ñu jëm di Poroxaan ñu daw ci ndànk ci dem bi ak dikk bi RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta na nga ko waxee soxna sa mujj na ñàkk bakkanam kii di bëkk néeg ba timit bañ leen yóbboo ca centre de santé bu Xombol fa la ñàkk seen bakkan ñoom ñaar ñëpp ñu wax kan moo nekkoon Serigne Abdourahmane Fall ci la leeral yeeg Salif Sow. réew mi am na lu fi xew. kilifa diine bi di Chérif Abdourahmane Fall Tilala cib accident la ñàkkee bakkanam mu ngi xewee fi nga xamante ni mu ngi tolloog Xombol Serigne Baye Fall bile nekkul ne moom doo nga ñàkk bakkanam ci l'accident bile soxnaam si tudd Adja Fatou Gaye ak it bëkk néegam bi tamit ñàkk nañu seenu bakkan ci l'accident boobu ci xabaar xamal nañu ne sax ñoom pneu oto ba moo toj. guddi Mame Cheikh Ibrahima Fall Serigne Abdourahmane Fall Tilala ku ko xamee ko na moom da ko doon organisé ci diggante ñaari tali jàpp fi nga xamante ni moom mooy këram nekkee diwaanu Nord Foire moom kilifa diine bi nit la boo xamante ni tamit wàllum aada ak cosaan xamoon nañ ko ca bu baax at ci ginnaaw di 2019 ca diwaanu Thiès la ko gaañi fal mu doon président d'honneur journée culturelle communauté Mour di bëccëg yi ñuy jagleel naar mu doon askan woo xamante ni bokk na ca te ñu am doole bu baax Sénégal ñu xam ko bu baax Sénégal moom jiite na association comité Mour atum 2005 atum 2012 la coow la toor ci kuréel googule Serigne Abdourahmane Fall Tilala am ñoo xamante ni nanguñu woon wala bokk wuñu woon moom gis-gis ci wàllum politique ndaxte moom kilifa diine gi la ki nga xamante ni mooy maître Abdoulaye Wade la joxoon bopp ci wàllum politique jamono jooja. Sëñ Tuubaa gën Sëñ Tuubaa man si àddina moo mën a àllaaxira Sëñ Tuubaa rek a dara yaakaar. mu nekkoon kon kàddu yi Chérif Abdourahmane Fall ci la moom ngeen doon dégg noonu ci njeexitaayug lii di reportage bi beneen kilifa diine bu ñàkk bakkanam ci wàllu chrétien yi di monseigneur Abbé Léon Ndofène Diouf moom nag ñoo ngi ko ordonné woon prêtre fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre ci atum 1964 fii ci archidiocèse bu Ndakaaru moom Abbé Léon Ndofène Diouf nag mi ngi ñàkk bakkanam niki tey jii ci àllarba ji ci Ndakaaru ci résidence bu archevêché amoon na lu toll ci juróom-ñett fukki at ak juróom benn ab l'accident bu ñuy xamal niki léegi Aminata Goudiaby di ñu koy xamal ab woto bu dérapé di ab car Njaga Njaay fa tolloog mbaan lu toll ci ñaar fukki doomi aadama am nañ ci ay gaañu-gaañu ñu ni juróom benn ya metti na lool ba ñoom ñoo ngi leen rawale ca l'hôpital régional bu Fatick ñu ni ñoom dañ doon dem ca Poroxaan ñu fàttali ni mbaan mi ngi nekk ci yoonu Ñaaxaar wi fanweeri simili ak juróom benn moom moo bootu ci ñeenti waxtu. RFM
rajo askan wi. wax ci feebar bi di coronavirus ak beneen cas boo xam ni daal ñoo ngi koy laam-laamee di ab cas suspect fële ca Louga loolu nag nekk loo xam ne nii prélèvement yi daal dinañ koy jëlee ci doomi aadama yooyu ba ñu ngi ko indi fii ci Institut Pasteur bi nga xam ni fii ki waxtu xëy na dina dëggal am déet ni loola am déet ci wàllug Daaru Muxti foofu nga xam ni moom moo di district de santé bi foofu timit am na ci ñoo xam ni timit nee nañu ñoo nga leen di ber maanaam mettre en quarantaine médecin chef ba mu ngay wuyoo docteur Mamadou Ndiaye moom lañ ciy déglu ci jokkoom ak Babacar Fall. en fait benn cas la ñu fi am mu nekk un cas suspect la donc lu ñu njortu rek cas bu ñu njortu la boo xam ni malade la boo xam ne moom moo ñëwal boppam jóge Italie yàggul lool donc le 25 la egg si fii Sénégal le premier la gis signes yi maanaam day sëqët en fait dafa am ay jafe-jafe daal une affection un tableau clinique mu ànd ak notion de voyage bi ñu xoolee gis jàpp ni daal téye ko moom moo gën a wóor pour gën a mën a investiguer gën a mën a leeral en fait son tableau clinique loolu moo tax ñu téye ko donc c'est un cas suspect di leeral askan bi ñu xam ni suspect la donc j'ai vu dans les réseaux sociaux que les gens parlent de cas confirmés à Darou Mouhty pour le moment en tout cas on peut pas encore parler mënu ñu wax ni am na cas confirmé cas suspect donc moom la ñu amagum fii ci Darou Mouhty. D'accord, merci. mu nekkoon kon li nga xam ni moom moo di docteur Mamadou Ndiaye doon indi xibaar ci cas suspect boobu nga xam ni moom la ñuy laam-laamee foofa ca Daaru Muxti ñu des ci wàllug feebar boobu di coronavirus ak ñaari membre yu gouvernement bu Sénégal di jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci ko wàllug mbay mi ak naatangoom bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllug càmm gi ñoom gannaaw ba ñu jugee ci fi nga xam ne rek moom moo di salon de l'agriculture ba doon amee ca France tey jii bokkuñu ci conseil des ministres bi nga xam ni ñoo ngi koy amal fii ci palais présidentiel ci teewaayuk njiitu réew mi Macky Sall coronavirus boobu la ñuy des ak Aïssatou Faye Bodian mi nga xam ni tey jii ma nga woon ci ndaje mi ñu amaloon fii ci Ndakaaru di xam ne ni samp nañu ab comité de veille ak d'alerte boo xam ni daal dina def lépp ngir xeex lépp lu jëm ci wàllu ko feebar boobu bu ñu sukkandikoo ci préfet sous-préfet Djibi Diallo ñi nga xam ni ñoom ñooy jaay produits antiseptiques yi yooyu nga xam ni moom la ñuy raxasee loxo di ko def ngir moytandiku yenn jàngoro yi ñu ni ñoom daal dañoo war a def ba begg na lal yooyu ko produit ba askan wi man cee jotee ñoo ngi ko xamle ci ab comité local de développement bu ñu doon amal niki tey ji Aïssatou Faye Bodian. ngir bañ feebar bi daal di law ñu daal di ci jël ay matuwaay bu ñu sukkandikoo ci sous-préfet bu Dakar Plateau Djibi Diallo daal dellu siwaat ne rek mbir mi nañu jaarale yépp ci yoon. moytu stigmatisé parce que affaire santé du affaire wax sa xalaat affaire santé affaire technique la pour agent de la santé mënoo cee wax ku soj rek nga ne dafa am coronavirus wala ku sakkat nga dafa am coronavirus wala dem ci classe ne xale bi nii am coronavirus dafay andi ay gàllankoor nañu moytu ku ñu xam que yow dañ la suspecté nañu dem référé la ci comité de veille bi. ci wàllum structure sanitaire yi tamit jël nañ fa ay matuwaay bu ñu sukkandikoo ci docteur Mamadou Diorom Mbaye médecin chef bu district Dakar Centre. maanaam acteurs yu nekk ci centre de santé ci poste de santé yëpp formé nañ leen sur le coronavirus. ku dugg Sénégal nga jaar AIBD ou bien nga jaar au niveau des autres frontières que ce soit terrestre que ce soit maritime également heure boo duggee Sénégal rek am na médecin bu nekk sa gannaaw di la topp pendant 14 jours chaque jour donc chaque jour au niveau des districts ñu ngi jot la liste de toutes les personnes entrant avec le numéro de téléphone. moomee di sous-préfet bu Dakar Plateau daal di wax ak ñii di jaay gel yi rey microbe yi. bu ci kenn jéem a dugal produit boo xamante ne bi ci produit baaxul la bu ci kenn ñëw di jéem a trafiqué di yëkkati prix ba kenn du ci mën a jot ce sont des délits nañu jàppale population yi. CLD bi nag tax na baskan wi daal di poser seen question ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci wérgu yaram loolee ngir ñu gën leen a mën a ñaax ci matuwaay cet waaye tamit signe yu aju ci feebar bi di coronavirus. Aïssatou Faye Bodian juma Masalikul Jinaan tey jii feesoon na dell ak doomi aadama loolu nag jëm ci wooteek ñaan gi nga xam ne xalif général des Mourides moom moo ko sàkk woon mu nekk loo xam ne ni daal dañ ci doon ñaan ngir fexe ba jàngoro jooju di coronavirus ñu daal di ci mucc bu baax a baax ay daayira yu bari ak yeneen i kilifa ñoo nga fa woon ni ki tey jii ngir matale lu ni mel Nafissatou Sila. fukki waxtu ci suba ci Masalikul Jinaan salle bi daal di fees dell ki nit ci buntu ba ne fa ñuy wàccee kaamina ñaari paanu ndox lañ fa teg saabu ak eau de javel balaa dugg rek faw nga raxas say loxo
góor ak jigéen bëri na ci taalibe murit ñu ñëw wuyu si ci woote xalif général Serigne Mountakha Mbacké ak benn mbëbët ñaan ngir Covid-19 ak yeneen i balaa daal di fiy jóge. li ma ñaan mooy moo bañ a dal kenn ci réew mi ñun ñi xay Sénégal la ko leen bu indi ko dina yem ci moom képp moo bañ a tasaaroo ci kenn. balaa moom wax dëgg yàlla du tey rek la wàcc ci àdduna mais bu dikkee yal nañ ci yàlla musal ci bépp jullit yal na yàlla saafara yal na yàlla teg li ma mën yëpp maa ngi koy ñëw tari parce que daal fasaale lépp. responsable yu grande mosquée Massalikul Jinaan ñëpp daal di taxaw temm ci loolee. Taïba Ndiaye. nañu wàcce kaamil jàng xasida ñi nga xam ne mënuñoo jàng alxuraan mënuñoo jàng xasida ñiy jàng alxuraan ak xasida ñu toppatoo leen ci loolu la ñu ne sa am nañ ci yaakaar ne lam ca gis ba sant ñu ko buñ ko defee ni ñu ko santee rek dinañ ci am lam ko bëggee incha allah. ngir lu soxal la màggalu Porokhane amul dellu ginnaaw dara du leen tere dem du sax lii di coronavirus. sëriñ bi fu mu ñëw dañ koy wuyu bu doon dañu ne ku ñëw feebar wi dal la ñun ñëpp dañuy dee ndax dañuy dem ndax ñun dañoo joxe suñu bopp àddina kon ñun Porokhane fu mu mënti doonoo na sëriñ bi woote rek lu mu mën di tombeel luñ ko mën a coow tiitaluñu nañ lañ war a def ñu ne nañu moytu nañu fexe ba fu ñuy dem dañuy raxasoo nañuy am yoo xam ne moom la ñuy diw seeni loxo ngir loolu bañ a am ñuy moytu seeni loxo ñu koy jël di ko teg ci seeni gémmiñ ñëkk yu mel noonu ak seeni bakkan loolu it lu jara moytu la. gannaaw nag wàccee kaamin bekk tari ay xasida leneen lu ñu digle bokk na ci bépp jullit mu daal di génne sarax jox ko ñi ko yellool. ngeen di wéy di si déglu xibaar yi ci rajo Futur Média ñeent fukki simili ak ñaar moom moo bootu ci ñeenti waxtu. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. tey jii ci àllarba ji la réewum Sénégal di jàkkaarloog ji di attekaay bi ci cour de justice bu CEDEAO loolu nag gannaaw ab saisine boo xam ne ni lu dabal ñeent fukki parti yu fekk fare ci kujje gi ñoom ñoo ko fa déposé woon di ab kalaame ngir ñaawlu lépp lu jëm ci wàllu loi jëm ci parrainage citoyen ci loolu sax ci bu ñu sukkandikoo ci kii di maître Abdoulaye Tine mu ni bu fekkee tribunal ba jox na ndam yi di parti yooyu boo moytuwul kii di njiitu réew mi Macky Sall dina ñàkk mandaam bi nga xam ni moom lay wéyal mu di loo xam ni yëkkati woon na ko ci suñu antenne moom njiital union sociale et libérale di ci yokku ni di xamle ni su fekkee loola yemb na moom dina saisir conseil constitutionnel ngir ñu ubbiwaat ab dossier jëm ci wàllu prestation de serment bu njiitu réew mi Macky Sall. ab réseau defkatu ñaawteef di ko jaaree ci xare yu yees yi ñuy duppee cybercriminalité moom la ñu teg loxo ca Mbour loolu nag gendarmerie moom moo ko def foofa ca dëkk boobu nga xam ne mi ngi nekk ci Petite Côte bi loolu nag nekk loo xam ne nii daal ñañ ko jàppee bokk nañ ni ñoo nga fekk ca biti réew fekk nañ ci ñoom lu toll ci 2 fukki ordinateur ay téléphone portable ay arme blanche ak yeneen waaye tamit wàllu ko yàmba lii di l'enquête bi daal dinañ koy boucler leeral yeeg Abdourahmane Diallo. ay ordinateur ay puce téléphonique ay portable ak ay carte GAP mooy li nga xam ni gendarmerie bu Mbour teg na ko loxo Insa Seck mooy commandant brigade territoriale bu Mbour. brigade Mbour def na benn opération de lutte contre la cybercriminalité opération boobu nag permettre na effectivement ñu jàpp fa fukki nit ak ñaar ay étranger yoo xam ne dañ doon utiliser jumtukaayu xarañ yi di ci nax ay sénégalais di ci def yeneen yoo xam ne daal du yoon donc bi ñu defee opération boobu noonu jàpp nañ ci ay ordinateurs yu bari ay téléphones yu bari ay puces yu bari fekk nañ fa aussi arme blanche ak yamba. trafiquants yi nag ñu ngi leen di teg loxo le 29 février bi ñu génn ñoom sax Malicounda la ñu dëkkee woon. donc éléments yooyu yëpp ñu yor. jël nañ ko ak les présumés délinquants jox leen procureur de la République mu nekk maître des poursuites. du ñu ay sénégalais c'est des étrangers ay étrangers la ñu. bon dañ doon arnaquer nit ñi via le net l'internet. gendarmerie nag teg na loxo képp ki nga xam ne bokkoon nga ci bande boobu RFM Mbour Abdourahmane Diallo.
Abdourahmane jaajëf wax ci wàllum njàng mi ca Bambey jàngalekat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca daara ju mag ya te bootu ca SAES ñoom daal taxaw nañ tem ngir fas yéene koo jàmmaarloo la ñu bëgg rek moom moo di ñu daal di rembourser koppar ya nga xam ni moom moo di préfinancé ci wàllug recherche waaye tamit expertise bu ñu doon def ci wàllug bâtiment yi nga xam ni day waaj a daanu foofa ca campus ba ñu daal di koy leeral Mouhamadou Ngom moom mooy secrétaire général bu section SAES bu daara ja dañ koy dégloog Babacar Diouf. am na matériel boo xam ne dañ ko war a installer ci amphithéâtre bi nekk bâtiment bi ñuy wax bâtiment PGF Sud ndax amphi bi mën a fonctionnel comme il faut waaw am na benn fonds bu ñuy wax aussi fonds d'impulsion pour la recherche boo xam ne mi ngi doon dox daanaka tuuti waaye léegi doxatul ndaxte am na xaalis bu ñu ci yoreel ñi nga xam ne ñoo ci bénéficier woon am ñu aussi ñeneen ñi nga xam ne seen dossier mi ngi foofu mun tàggatémbe waxuñu leen dara lu ci jëm et ñu war a xoolaat aussi fonds boobu pour war ko revaloriser ndaxte dafay dimbali bu baax enseignants chercheurs yi ci wàllu ñu mën a def seen liggéey comme il faut beneen bi mooy problème bu ñu tiital loolu maanaam am na ñaari bâtiment fii ñu ngi koy wax bâtiment A ak B bu ñu gisee xar-xar yi ak ni mu mel dañ ne lii il faut ñu am benn mission d'expertise ndax duñu toog ba ëllëg dara xew si ñu naan xamoon nañ ko waaw am naa ne en tout cas yëglu moo gën a wóor comme ni ñu koy waxee comme ñun ay responsable lañ bu ñu gisee loo xam ne jaaxal nañu dañuy teel a artu balaa musiba di am su ko defee muy këpp ñun ñëpp suñu kaw donc ci tënk loolu daal la ñuy wax di fàttali autorité bi maanaam recteur mu teel a jublu ci problème yooyu ndax loolu bu ko deful SAES dina fexe ci ay pexem yu mu am en tout cas fexe ba loolu autorité bi mën ko lijjanti ndax SAES ku ko déggul tamit xam nga ko baax nañu yem foofu. encombrement bi nga xam ni moom moo am ci capitale bu Ndakaaru agence nationale bu aménagement du territoire gis ni loolu daal la ko waral moom mooy ñàkk a am lu ñu duppee ay métropole régionale di ay bànqaas yoo xam ne nii ci gox-goxaat yi buñ ko fa sampee dina tax askan wa duñu bàbbeeku di ñëw ci dëkki taax yi Amadou Djigo di directeur u ANAT moom moo ko xamle muy xamle tamit yooyu yëpp daal nekk na loo xam ne nii lii di ci plan d'aménagement bu yees bi nga xam ne moom la ñu samp coowal suuf dinañ ko mën di régler ci anam ya mu gën a yéwéne dañ koy déglu moom Amadou Djigo ci micro Papa Balla Gueye. soo jëlee par exemple nga jël région que ville de Matam nekk capitale régionale amul woon université su bac bi jàllee xale yi nekk foofu yëpp ñi nga xam ne dañu am bac dañuy daw dem Dakar pour jàngi ji su ko yeneen dëkk yëpp ni ko dëkk yi dañ doon def looloo tax ñu doon yokk Dakar muy ñëw parce que université bi fa la nekkoon parce que kii yi fa la ñu nekk ministère yi fa la ñu nekk yu bëri fa la ñu nekk léegi nag président comprendre na ne soo jëlee université nga yóbbu ko ay Matam ñii am bac di jóge Matam dinañ toog Matam de sorte que yeneen dëkk yi dinañ fa defar ay infrastructure ay équipement yoo xam ne dina tax population yi ñu toog fa voilà noonu la ñu defaree plan bi et puis tamit identifier ressources yi dëkk yi am yëpp proposer mode de valorisation boo xam ne dina tax dëkk yooyu ñu développé wu parce que am nañ si yàlla may na ñu am chance am si ñaari dëkk yoo xam ne loolu moo leen développé soo jëlee Richard Toll tey suñu waxee Richard Toll rek nit ñi dañ naan ëpp compagnie sucrière sénégalaise. mu nekkoon Amadou Djigo directeur bu ANAT. Abdou Diouf Junior ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Ndatte Diop. tàggat yaram dañ koy doore ak finalu coupe arabe diggante Sénégal ak Égypte bi nga xam ni mi ngi wéy. Tunisie la man maa juum bindal la Égypte maa ngi ci jégalu ci jamono ji ñu ngi ci fukk ak juróom-ñeenti simili bi match bi doore ba léegi match bu metti la nag ci gaynde Sénégal U20 yi waaye kenn dugalagul diggante U20 yu Sénégal ak yu Tunisie kon guney Issa Aydara daanaka jamono ji ñu ngi wone lu dal xel ci boobu la jongante di finalu coupe arabe dinañ leen ko toppal ba lépp lu ci rusee ci ay xibaar di ngeen ko am ci rajo Futur Média soobee yàlla gaynde yu jigéen yi ñoom jamono ji ñu nga ca Libéria fa la ñuy defanteek ñi nga xam ne ñoo di waa Libéria ñu nga foofu kon ca Sierra Leone muy ñeel demi-finale bi nga xam ne moom la ñuy jongante ci wàllu UFOA A bi tournoi boo xam ne mu ngi amee foofee ca Freetown Sénégal jamono ji moom moo mëne 2-0 ci dara ci première période bi lépp lu ci tukkee ci boobu la jongante itam dinañ ci dikkaat ci suñu yeneen jeetaayu xibaar ci jamono jooju nag suñu dëkkandoo yi di waa Mali ñoom tamit ñu ngi noggatu ñoom Ana Rocha 1-0 ci dara kon Mali moo am 1 Cap Vert amagul dara.
dañuy dem ca France ak demi-finale coupe ba dinañ ko door tey jii ci ngoon. am na équipe boo xam ne bëgg naa ñu duma ko moo di Paris Saint-Germain Lyon moom moo koy dalal ci kanam tuuti su ko defee ndaxte am lu ko metti waaye jàpp leen ne guney Idrissa Gana Gueye ak i ñoñam kon ñoom am nañu morceau boo xam ne client boo xam ne duñu ko gaaw a yàkkale di Lyon kon ci kanam tuuti la 20h10 la boobu lay jongante di door fële ca Italie ñoom demi-finale retour coupe nationale bi moom la ñuy xaarandi tey kon Juventus ak Milan AC mu war a nekk match bu neex ndax aller ba ku nekk benn nga dugaloon sa kangi morom waaye match bi dañ ko reporté ndax coronavirus bi nga xam ne moom moo nekk foofee ca Italie di fa lëmbee ca Angleterre moom coronavirus ba am na fa gaa waaye lëmbeegu fa moo tax juróomeelu wërngal bi jëm ci FA Cup bi Manchester City moom dina dem ca Sheffield United waa Tottenham dalal waa Norwich Leicester ak Birmingham lay doon démb nag guney Jurgen Klopp ñoom Sadio Mané ak naataangoom dañ leen duma 2-0 ci dara Chelsea moo def li ni mel. ci wàllug basket ligue africaine lii di match ya moom dañ ko dàqandi. li tax ñu dàq ko bokk na ci coronavirus bi ñu ne mu ngi ci réew mi Dakar Arena kon la waroon amee jongante yu njëkk yi fukki fan ak ñett ci weeru mars bi waaye gouvernement bu Sénégal daal moo ñaan waa BAL ñu daal di koy puusandi ba yeneen i jamono di ñaan yàlla yëf yi yemandi fii. su ko defee kon ñu daal di koy mën a wéyal ndax nag délocalisation dina ci am maanaam jëlee ko fi yóbbu ko feneen loolee nag nee na daal amaguñ ci loo xam ne daal jàpp nañ ko ci lii nga xam ne nag moo di African Basketball League am na kenn koo xam ne moo yor wàllu opération yi Lamine Sabané lay wuyoo ñu déglu ko ak Youssouf Bodian ci ay leeram. li ñu tax reporté mooy nag lañ ko waxee santé wu population yi parce que non seulement santé acteurs yi équipes yi joueurs yi ñuy bokk ci organisation bi yëpp mais population bi en général parce que événement bu toll nii ak li muy signifié ak ni ñu ko préparé ak ni ñu ko préparé we li gënoon daal mooy xaar ba xelu ñëpp gën a dal te dañu déglu li autorités yi wax Sénégal ak feneen ñu xam ne li gënoon daal mooy xaar ba xelu ñëpp gën a dal ba ñu gën a xam situation bi ni mu demee voilà ñuy def li ñu prévoir def daal. est-ce que yéen a ngi xalaat toxal compétition bi ci benn réew bu dul Sénégal. non report bi kañ bokkul ak lieu bi maanaam nekkul Sénégal mooy problème bi ñu bu ko def feneen déedéet dañu jël décision boo xam ne dañ koy continuer def Sénégal mais dañuy xaar xelu ñëpp gën a dal te suñu am nañu maanaam benn comité bu ñu teg en place pour ñu suivre évolution affaire yi ni muy avancer suñu demee ba xelu ñëpp gën a dal su boobaa daal dañuy seet date bi buñ koy defaat fii Sénégal parce que événement bu historique la lii lu rëy la quand même Basket Africa League bi parce que lu musul am ci basket bi la donc suñu demee ba koy def daal dañuy bëgg def ko ci condition xam ne xelu ñëpp dal nañu ñu mën ko def ci jàmm ak salaam. mu nga kon fukki club ak ñaar bokk ci ñoom AS Douane ñoom ñoo waroon bokk ci édition bu njëkk bu Basketball Africa League bi nga xam ne ñii di waa FIBA ak ànd ceeg waa NBA ànd ceeg waa FIBA kon ñoom ñoo ko naroon amal fii ci Sénégal ndorteel li kon AS Douane moom nag nekk ci ay jafe-jafe démb donte sax gañe na seen digganteeg ñi nga xam ne ñoom la doon jonganteel li ko waral nag moo di ne benn poñ rek la ñu rawee seen i naataango moom nag loolu di firndeel rek ni seen digganteeg Jeanne d'Arc métti woon na te itam war nañu gën a góorgóorlu bu baax a baax suñu bëggee bokk ci anam yu mucc ayib ci Africa Football League boobule. ci wàllu Africa Basket League maa ngi ci football bi match Sénégal laay seetaan nii 0-0 seen digganteeg Tunisie mu ngi noonu kon li topp ci ñeenteelu bëccëg bi ci championnat bu Sénégal national 1 ci wàllu góor ñi tey jii 16h30 la Saltigué ak Duc tàmbali ba léegi fële ca Rufisque ca Thiès nag AS Thiès ak Rail ñoom ñoo fay jàmmarloo choc bi nag fële lay amee ca Saint-Louis diggante Saint-Louis basket club ak UGB 16h30 la jongante boobu la door lépp lu ciy xibaar ndaxte dinañ ci dikkaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar soobee yàlla. jërëjëf Abdou Diouf Junior ñu yegg si ci yoonu tool ànd ceeg Mamadou Amar Dione. dalleen ak jàmm wax ci label Sénégal ak ay produits xeet yoo xamante ne yu ci bëri bindi nañ ko ci juróom-ñaareelu édition bu salon bu mag bi ñu jagleel wàllu mbay ci Paris porte de Versailles ñu ngi fii ci stand bu Sénégal. maa ngi tudd Adja Fatou Achikiti ay présente GIE Juribal Ziguinchor laa jógee. yan xeetu produit nga indi fii ci salon
produit may indi mooy indi naa foño, indi naa caakiri patate, indi naa caakiri banane, indi naa caakiri ñebbe, indi naa farine enrichie pour bébé, indi naa couscous patate, si ñebbe, couscous banane, araw manioc tamit ñëw na. ñaata yoon ngay ñëw fii ci salon bi. man maa ngi ñëw sama ñetteelu yoon moo nekk fii. ndax am nga ci ay partenaires. waaw am naa partenaire bariwuñu mais am naa quand même ñoo xamante ne maa ngi liggéey ak ñoom quand même. ñoom lan ak lan lañ moo leen soxal. waaw li leen gën a soxal mooy produit comme caakiri banane bi ak caakiri patate bi ak araw manioc bi incha allah bu ñàmb bi. bokk na ci jigéen ñi andi seeni produits. Bayam Diagne madame Ndoye maa ngi dëkk Wakam bi mooy sama première fois ma participer ci foire bi. ba organisation nga ba. GIE de Bax Malick. yan xeetu produit ngeen andi. waaw indi nañ li am Sénégal rek céréales ay cere caakiri mboq brisé bi ak ay mangue séché nebedaay indi nañ ko ay màgg ay kaani ay café Touba indi nañ ay produits daal. ndax am nga ci partenaire koo waxaale koo xamante ne mën ngeen jëflante. ñu ngi yaakaar bu baax a baax am ay partenaires juste rek nit ki bu ñëwee jënd nga jox ko sa carte de visite et on va voir la suite avec ça. ndax sénégalais yi wala ñi nekk fii diaspora gis nañu intérêt ci li ngeen di def. waaw gis nañ ko ñu ngi ñëw ñu ngi approché ci sénégalais yi bu ñu ñëwee approché ñu vraiment félicité ñu encouragé ñu ci li ñuy def. ñi ñëw di xool stand bu Sénégal bari nañu kenn ku nekk ak li la intéressé ci produit yi kii nag doomu France la moom tàmm na di jëfandikoo li bàyyeekoo Sénégal. Naya. à la fois visiter le stand du Sénégal. tout à fait ouais je connais déjà. waaw man xam naa bu baax a baax produit yu Sénégal man sax ci jënd ak jaay ci li ni mel la yëngu lu mel ni nebedaay baobab ak bisaab xam ngeen ne fii nag ci entier yi nag bëgg nañ ko torop ndaxte gis nañ ni day dee di faj ay feebar yu bari bari loolu moo tax ñu daal di ko sopp tamit bu baax a baax. donc voilà c'est ce que je promouvois. voilà. li tax nag yu bàyyi xel bu baax ci produit Sénégal yi mooy qualité ba ca ne loolu nag ki ko xamle mooy président bu chambre de commerce d'industrie et d'agriculture bu Ndakaaru Abdoulaye Sow. sant yàlla bu baax ndax en 2007 ci la ñu njëkk a lancé sunu participation fii ci salon bi chambre de commerce de Dakar moo ko organisé woon boo xoolee fi ñu jógee ak fi ñu egsi tey sant yàlla bu wér la parce que boobu boo gisee présentation yi ñu doon présenté produit yi mën naa wax ne dañ ko doon laxas rek comme ni ñu doon laxase gerte caaf mais boo xoolee tey li ñu wone na ne quand même ñu ngi koy parfaire ñu ngi koy présenté ndax loolu rek moo ci desoon ndax produit yi nga xamante ne ñoo jóge Sénégal ku ne xam ne c'est des bons produits léegi nag li ce qu'il y a à faire une bonne présentation et que loolu def naa gagné nañ ko xanaa kay on attend l'industrie war na gën a dugal loo xam ci produit yi ba gën ko vulgariser te loolu c'est le travail de la chambre de commerce dinañ def de sorte quand même pour créer ce link entre le producteur à la base et l'industrie enfin quand même de promouvoir mooy produit yi nga xamante ne mooy produit yi nga xam Sénégal liggéey na ko. activité mbay càmm wala napp te amul assurance ay risque dong la directeur général bu CNAS di banque bi yëngatu ci wàllu assurance moo ko xamle Mouhamadou Moustapha Fall. boo gisee ñu bokk ci salon bi ñëw c'est parce que gouvernement Sénégal dafa bokk ci salon bi am fii stand indi pour wane agriculture sañu réew. CNAS nag bokk ci yi nga xam ne day taaral sañu agriculture réew lu tax mu koy taaral ndaxte assurance agricole bi day tax nit ki bu investir xaalisam ci mbay wala ci sàmm wala ci leneen lu bokk ci agriculture bu ci yàqu-yàqu amee compagnie bi am ndàmpaay bu mu teg sa loxo xam nga loolu boo ko gisee loolu bon dina encourager nit mu def xaalisam ci mbay mi lii moo tax ñun ñu ñëw pour wane loolu beneen njëriñ bu ci nekk mooy compagnie bi taxawaay bi mu am ci Sénégal dina accompagner nit ñi pour banque yi gën leen ñeme lebal xaalis bu ñu xamee ne assurance bi day ànd ak yow ci liggéey bi ngay def loolu yëpp dañuy wan tubaab yi ak sañu doomu réew yi nekk fi que ñëw leen ngeen investir Sénégal ci agriculture. foofu la ñuy yem ci numéro yoonu tool bi ñu jagleel salon bu mag bi ci wàllu mbay ci France Paris porte de Versailles ñu leen di gërëm bu baax ci teewlu bi yoonu tool fii lay yem ñu leen di dig daje àllarba bi di ñëw.